di nuyu tey dalal jàmm ñépp ñi nga xam ne ñoom ñoo wuyu woote bi ñëw fekke jataay bi waaw wax ngeen ko da ngeen ne tey bis bi taalibe yi ñooy wax ak ñun na fekk ñu jekkas ndiku ba man leen a déglu waaye it ba man leen a dégg buñ leen dégloo ba dégg leen yàlla may ñu lañu ca taataane te am solo ñu am yéene waaye am kàttanu jëfe ko bu dul loolu day mel ni dégguñu leen même sax buñ leen dégloo ndax kàddu googu jooy la te xale bi li muy jooy du leneen lu dul bëgg a doon liñ ko tuddee ndax dañ ne lu waay di wuyoo da koy nuru waaye am na lu ëpp solo nuru ko mooy doon ko comme dañ ne taalibe yi ñoom seen jooy bi ci njëkk mooy dañoo bëgg a doon taalibe mooy réellement ñuy jàng ndax xale dafa am foo xam bu fa tolloo li mu gën a soxla yar la ak jàng mais ngir mu man koo def ci anam yi gën a baax day fekk mu man tamit am fu mu dëkk te sell ngir loolu mën a am day fekk mu am lu mu sol te baax te mat jot la ca topp mooy nay ara am lu muy xewloo ndax ñun dañoo nekk ci réew moo xam ne bu ñu toogee ci kër sax ñu teg ñam mu am ndawal duñu nangu sax xale laal léegi-léegi soxna si ne lii sa bàyyi laa ko fi tegal mënoon na noo comprendre ñu ne xale bi téyel sa loxo ñuy jël di la jox waaye mag ñi lañ ko fi bàyyil te ñoom ñu gën koo soxla ngir développement wu seen cerveau ngir développement wu seen i cër ba ñu mën a mel na nit war a mel loolu aussi bokk na ci problème yi maanaam xale yi bokk na ci li ñuy jooy mën a dund waaye bokk na ci li nga xam ne mooy kàddu xale yi mooy kiiraay ñu am sécurité yéen xam ngeen ni xaaruma ba événement yi fi amoon ci jamono yi may wax kiiraayu xale yi ñeenti at ak nii may attirer ni attention nit ñi ba décréter fi woon couvre-feu pour xale bu ñu gungewul ci yenn heures yi loolu nag man loolu laa déggee ci kaddu yoo xam ne jibewul ci jataayu tay bi waaye ci xale yi ma daan dajeel ci ñoom la daan jibe ndax daanaa leen recevoir ci sama bureau recevoir leen ci salle de conférence ci recevoir boo xam ne da leen a bett ngir kenn waajalu leen pour ne leen bu leen demee ne leen nangam dafa am loo xam ne Khalil Gibran daf koy wax nee na sunu doom yi nee na jógewuñu ci ñun danoo jaare ci ñun waaw lu mat a bàyyi xel la comme jógewul ci ñun danoo jaare ci ñun moomeel jógewul ci ñun tegu seen kaw muy ñun muy ñoom kenn kese leen moom muy yàlla suñu borom kon ci wàllu woowu képp koo xam ne dénk nañ la responsabilité mu bokk ci ñu dénk la njaboot gu mel ne ñoom daa am lu la war loolu nag mooy li ñu bëggoon a partager ak yéen di leen wax ne lépp loo xam ne nekk ngeen ci wàllu woowu lu jëm ci aar xale yi taxawu leen jàppale leen ñun seen partenaire lañu ci loolu parce que dañoo jàpp ne société bu toppatoowul xale société ba amul avenir présent sax amu ko waxatuma la ak avenir kon kenn ku ci nekk war caa dugal loxo. Aujourd'hui ce sont les enfants qui nous parlent les talibés nous parlent les talibés nous parlent à travers un cri mais c'est un cri de silence. Mais sommes-nous seulement capables d'entendre ces cris de silence?
comme nous capables de répondre positivement, de répondre valablement à ces cris. Ces cris veulent dire nous voulons étudier. Ces cris veulent dire nous voulons vivre dans des maisons décentes. Nous voulons vivre sous un toit capable de nous protéger du soleil, de nous protéger de la pluie. Ces cris veulent dire nous voulons des habits. Ces cris veulent dire nous voulons une nourriture décente, convenable. Ces cris veulent dire nous voulons être protégés. Et je tiens à vous dire que la ville de Thiès sera à vos côtés pour justement non seulement écouter et entendre ces cris, mais également essayer de répondre en posant des actes concrets capables véritablement de protéger ces enfants et de les mettre sur la rampe pour qu'ils puissent devenir de grands citoyens de ce pays. di nuyu ñi fi ñëpp teew ñëpp di ko commencé ci monsieur le maire moom lii bettuñ ci moom parce que moom mébétaw créneau yëpp mooy du aar xale yi ni mu ko waxee léegi ñun am nañ ci loo xam ne lu bari xam nañ ko ci parce que bari na ci loo xam ne ni échangé nañ koog moom te am nañ koog moom te bi ñu ciy jàppale suba ba ngoon lu jëm ci xale yi aar leen ci lay xëy ci lay gont kon monsieur le maire ñu ngi lay gërëmaat ci loolu te di la wax ne nous serons toujours à vos côtés pour vraiment remplir cette émission là ba nga xam ne ñu ciy séentu ci biir ci xale Thiès vraiment ñu egg ci jàmm ak salaam. ñu ngi nuyu aussi madame Fall développement communautaire nga xam ne moom mi toogal tey kilifa yi moom itam daan nañ koo xam ne kii ku am yëg-yëg la ci li nga xam ne ñun la ñuy liggéey ñun waaye Kajoor Jànkeen amul semaine boo xam ne échangé wu ñoom moom baa ñu bokk moom ay kuréel te lépp luy lépp ñu jëm ci ndaw tout tànk yi madame Fall merci de votre présence vraiment ça nous va tout droit au cœur. ñu ngi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di ko commencé nag ci xale yi ñi nga xam ne ñoom moom bés bi ak sëriñ yi nga xam ne ñoo leen di encadré leen jàngal bi xale yi dee def ñaan léegi dafa am loo xam ne lii dee naa ko Alioune Sarr ne ko lii de dal na xel parce que ñaan gi jaar na yoon teg nañ ko fi nga xam ne fa lañ ko war a teg te vraiment lii la ñu doon séentu ci ñoom kon nañu waxaat alhamdulilah rabil alamin bi nga xam ne ñoom won nañ ñu lii tey di remercier nag ñi nga xam ne aussi ñëpp uy si nañ ñu tey muy les présidents d' association di suñu partenaires yi nga xam ne ñoom ñu ngi ñuy jàppal ci liggéey bi au niveau de Kajoor Jànkeen ñoom ñëpp gis nañ leen suñu xel sedd na te xam nañu ne ñoom itam li leen ñor rek mooy lu aar xale yi ki nga xam ne nag moo doon suñu gan spécial tey nga xam ne dañ koo décroché foqati ko muy Alioune Sarr parce que ñëpp xam nañu ne fi mu ne ay charge am diis na ndax nomination dafa am loolu jamono yoo xam ne cee tombé jotam bareetul mais il a tenu particulièrement à venir nous accompagner dikk teew fi parce que moom itam ñëpp xam nañu fa mu toll ci bu ne Alioune Sarr bu ko xam ci Thiès yaa ngi ko xam ci biir taalibe ci biir xale yi loolu moo tax yàlla tey teg ko ci benn position boo xam ne moo war a aar xale yi Sénégal yëpp di ñaan yàlla jàppale ko ci mission bi ba li nga xam ne moom la ciy séntu mu réussir ko parce que sa réussite c' est notre réussite à nous au niveau de Thiès ak bi ñu ko nomee ba léegi nee naa ko Aliou yow li nga def c' est la fierté de tous les Thiessois parce que liggéey bi nga def ba am ci résultat moo la yóbbu foofu yal na ko ci yàlla jàppale vraiment tey suñu xol sedd na parce que monsieur le maire li mu wax tamit jamono teg dara xale yi ñooy wax ak ñun mais est ce que ñun am nañu nopp ñu leen dégloo dafa daal loolu jarul ñu ciy gën a guddal parce que lépp résumé ko macha allah xanaa di sant suñu partenaires yëpp en commençant par l' association des sëriñ daara parce que kat bés bi ñoom seen bés la ñun dañoo ñëw rek pour accompagner parce que ñun aussi mooy suñu rôle dafa am kuréel goo xam ne gii moom lañu yor am cër boo xam ne am nañ ko ci dëkk bi buggu ñoo gis xale bu sonn buggu ñoo gis xale bu taxawaalu ñoom Ablaye Mbaye nag ñëw jàpp nañ ci loolu ñu ànd loolu ci liggéey di ñaan yàlla rek liñ ci am ci résultat yàlla yokk ko ba bu déwénee
alors li nga xam ne moo doon préoccupation yi nekkoon ci biir année bi yëpp bu déwénee ñu bañ koo rencontré ti te incha allah lu ci monsieur maire jàppee ñi nga xam ne yëpp ñooy œuvre au niveau du de la communauté te mu jëm ci xale bu ci jàppee incha allah nañu am ay solution yoo xam ne lu bari ñu ngi koy constaté ci xale yi par rapport à la protection par rapport ak xale yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu ci mbedd yi te mu nekk suñu préoccupation bi tous les jours ñu ngi ñaan yàlla fii bu ñu fi toogaatee déwén lu mën a saafara wu ci yàlla mën na ko yàlla def vraiment suñu xol sedd na ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant nag particulièrement xale yi nga xam ne ñooy tey ñooñu tax a toog fii tey merci beaucoup. maa ngi gërëm yéen ñiy jàppale xale yi si daara ji ba maruñu xiifuñu kenn génn di yalwaan maa ngi gërëm yéen ñi tamit yéen ñi ñuy neexal jox ñu t-shirt yi ñu sol ba pare di ñu jox ay cadeau maa ngi gërëm sëriñ daara yi fi teew yëpp maa ngi gërëm monsieur le maire maa ngi gërëm yéen ñi fi toog ñëpp salaamaaleykum. di nuyu ñëpp di dalal ñëpp aussi di ci jiital ki nga xamante nag c'est notre frère nekk suñu maire fii muy Talla Sylla di nuyu aussi ki nga xam ne que mooy madame Fall mi nga xam ne ñu ñoo bokk liggéey bi ci wàllu développement communautaire. di gërëm ki nga xam ne mooy Talla parce que baax na ñu fàttaliku tey jii monsieur le maire ni am nañu lu mat fukki taalibe ak nangam yoo xam ne tey presse bi dina leen jël déglu leen poser leen ay questions ñu wax li nga xam ne que ñoom moo leen soxal. pour que mu mun ñu permettre ñu dresser benn plan d'action pour jàppale leen alhamdulilah ba monsieur le maire toog pour déglu taalibe yi may wax ci poñ bu njëkk bi ni li may wax dama koy jëmale ci li nga xam ne que moom mooy wàllu protection ak environnement wu xale yi ci li nga xam ne mooy sëriñ daara yi may wax ni boobaak léegi ñu ngi yëngatu am ay daara partenaire di waxtaan ak ñoom mu nekkoon loo xam ne que ni dañ ko rationaliser woon ci fukki daara ak ñeent jël nañu dogal bi ibbi ko ci daara yi nga xam ne nekk na fii yëpp ci gox yi ñuy yëngatu ak fii ci biir région de Thiès ndax jàpp nañ ni war nañ leen mën a dimbali war nañ leen mën a orienter war nañ leen mën a sensibiliser jàppale leen mu jëm juste ci li nga xam ne que mooy amélioration condition d'existence su taalibe yi maanaam liñ ciy jublu rek mooy ci gox bi ci jàngale bi ndax ñoo ngi joxe ay téere ñi ngi joxe ay laxdari ñi ngi joxe li nga xam ne que mooy ay naxnu pour grammaire xale yi dañu bëgg xale yi nekk ñoo xam ne que ni bu ñu génnee foofu dinañu xarañ goo xam ne que ni yeneen xale yi tamit amul lenn luñ leen yóbbul parce que ñoom ñooy yem fi ñu juddoo ñoo bokk réew mi dem na ci bi nga xamee ne que ni sa am nañu fële suñu daara ba ñu dugal ci trilinguisme bi ñuy permettre pour que xale yi mën a gën a xarañ ci li nga xamee ne que mooy jàngum Coran mais aussi li nga xamee ne que moom mooy wàllu àddina loolu maa ngi koy lancer appel Serigne Daara yi dinañ ci gën a liggéey ànd ceeg CDPE parce que Serigne Daara yi aussi membre du CDPE lañ ñaareel bi maa ngi koy wax ci li nga xamee ne moom mooy ñun communauté bi dañ ci am part de responsabilité parce que kat gis nañ ni ñun war nañu mën a organiser wu nekk ay ndeyi daare xale yi di leen jàppale parce que yalwaan dafa bokk ci li nga xamee ne que ci un des facteurs yoo xamee ne que ci daara la bokk waaye anam bi ñu nga xamee ne moom lañ ko war a defee bëgg naa ñu xoolaat ko bu baax a baax ñuy ñaan appel suñu mbokk yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci gox yi ñu feel ñu comprendre ni war nañu am beneen façon doxalin bi ñuy doxali à travers taalibe yi su ma koy wax nag mooy kenn day ñëw di yalwaan dem kër Ousmane Diaw jël ko ne ko wala Bokar Diagne sax ne ko tegal fii pot bi nga am loo ma liggéeyal suñu paree man ma soog la jox yalwaan bi loolu lu ñuy constaté la kon may wax ni pas de responsabilité dafa partagé ci li nga xam ne mooy sëriñ daara yi partagé wu encore ci li nga xam ne moom mooy ñun ñi nga xam ne ñoo communauté yi. troisième poñ bi nag mooy li jëm ci wàllu xale yi merci monsieur le maire thème bi loolu la thème bi du national ñun suñu partenaire Thial Fan ak Kajoor Jànkeen ñoo ne li am solo mooy chaque jour ñu organiser barki dem maa ngi koy wax préfet madame Fall nekkoon na fa ñun ñooy def ay panel di wax ci noo taalibe yi
ñun ñooy def panel di organiser ci wàllu ci place taalibe yi tey jot na taalibe yi jël seen place wax parce que ñun ci wàll wi ñuy xarañ muy li nga xamee ne que ni moom mooy développement intégré de l'enfance xam nañ ni xale yi mën nañu exprimer wu parce que am nañu cohorte boo xam ne 0,5 ans la te bañ leen ñu def consultation communautaire dañoo dessiner nit dessiner environnement bi ñu ne xale yi wax leen fu leen di metti wax leen fan ngeen nekk à l'aise ci biir kër gi bu fekkee fu leen neexul la ñu tracé xonq bu dee fu leen neex la ñu tracé vert kon xale yi mën nañu recueillir li nga xam ne moom mooy seen propos te tey jii innové nañ ko te loolu dinañ ko def xale yooyu nag dañoo am ay àq ak yelleefu xale yooyu dajale woon nañu bu yàgg rek sëriñ daara yi ci appui psychosocial ak ci li nga xam ne mooy protection de l'enfance def ci séminaire bu am doole dajale leen ñoom ñëpp maa ngi wax ci contrôle Ablaye xam na bu baax li may wax pour ñu jéem a xool nan la ñuy organiser waat te li nga xam ne mooy condition xale yi ni ñuy nekkee ci biir daara xale yi nag am nañu ak yelleef ak yelleef yooyu il faut nag ñun sëriñ daara yi ñu approprier ko waxtaan ci xale yi xam seeni droit delloo leen ko loolu kese moom mooy waxtaan bi nga xam ne bëggoon naa ko lancer maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp comme bisu taalibe yi amuñu droit jël li nga xam ne mooy temps wu taalibe yi di ko wax mais bu ñu paree tamit ngoon gi préfet ak madame Fall maa ngi ñaan monsieur le maire dama déggoon sañu ne newu fi bu fekkee temps dina ko may à 15h30 dinañu def caravane dem fii ba Mexe dem Pire dem Tivaouane ñëw Thiès am ci ay daara yoo xam ne dinañ ko xool tey ci ngoon bu ñu ko xoolee ci am na yeneen bis yoo xam ne que aussi visite bi day continuer pour wane ne li ñu bëgg mooy acteur yëpp muy daara muy ku mu munti doon ñi nga xam ne xale moo ñu yitteel ñëpp tourner autour ñu def benn synergie mën a xool saytu parce que problématique daara buñ koy wax bu ko nit ñi jàppee problématique mooy solution ku poser problématique rek di nga am ay hypothèse solution loolu tax nit ñi di ko waxee maintenant ñun ak yéen ñoo ciy ànd di ko dox parce que ñun ñii ngeen gis ñu wax fii tey jaar nañ ci daara Ablaye xam na li may wax naam sa bu deen yalwaan bi demeewul noonu mais nekkoon nañu ndongal daara ci daara kon li ma bëgg mooy appel bi may lancé di ko tëjee ñun ñëpp ñu jàppandoo liggéey ci améliorer conditions yi mais tamit fexe ba nga xam ne que dinañ ci am ay jéego yu am importance monsieur le maire ñi ngi lay ñaan ni xamoon nañ ni yaa ngi ci biir parce que ci li nga xam ne mooy audience waxoon nañ ko fi ni dañ daan ñaan suuf ak yëpp boobu ñun suivre nañ ko waaye ñu lay gën a tàllal suñu loxo pour que ñu mën a bokk liggéey bi muy madame Fall ak ñun ñëpp ñi ko wër di terminer rek di sant di gërëm taalibe yi di leen wax seen bis la am ngeen ci droit tey jii yéen ñëpp kenn du ci dem yalwaan Kajoor Jànkeen ak sëriñ daara yi préparé nañ leen pour ngeen jël seeb añ jox nañ leen ay t-shirt pour ngeen sol dinañu ànd ak yéen liggéey recueillir à travers ay outils seen préoccupation pour que déwén bu ñu fiy tase incha allah ñu xam ne jéego bii def nañ ko fi. ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di santit ñii nga xam ne tey ñoo fi teew ànd ak ñun ci bis bi di ci jiital nag ki nga xam ne moom la yàlla teg loxoom ci suñu région bi muy région wu Thiès muy monsieur le maire Talla Sylla Talla ñu ngi lay sant bu baax tey donte ñun say gan lañu fii ci biir mairie bi waaye jàpp nañu ne ñun ñoo lay dalal parce que xamal nga ñu ne kër gii kër yéen a ko moom loolu it ñu jàpp ko di ko dund ak yow sa teewaay fii tey ñëw naa fi démb ñu ne ma da nga voyagé te xam naa ni ba nga ñëwee ak léegi ci ay waxtu lay toll yaakaar naa ni manifestation bi nga njëkk a dem manifestation bii la kon loolu dafay wane ne jox nga ndaw ñi considération waaye dafay wane ne fonk nga daara dafay wane ne fonk alxuraan dafay wane ne disponible nga pour région Thiès yëpp kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla itam
lii nga xam ne moom la yàlla teg sa loxo muy njiit yàlla mooy tànn njiit def ko ko neex kon yàlla mi nga xam ne moo la téeñal yàlla la ko téyal taawul la ko ba mu woyof ci yow toy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquranul karim ñu ngi sant waa développement communautaire ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi teewal seen bopp ba pare teewal fi préfet waaye nag ñu ngi sant suñu partenaires yi bu baax muy waa fédération Kajoor Jànqeen en partenariat avec Thiaïfane waaye di santit waa mission intersénégal tabarakallahu ni ngeen ànde ak ñun rek yéen waa Kajoor Jànqeen ñoom it noonu lañ ànde ak daara yi accompagné ñu ci action yu bëree bëri kon ñun ñëpp ñu ànd rek sant ci yàlla bu baax di gërëm it ñi nga xam ne ñooy waa presse man nag message bi may lancé mooy message bi ma daan lancé rek benn kàddu laa am te daara laa koy waxal fu ma toog ak fu ma toll parce que tey lépp lu ma am ci àdduna daara moo ma ko may alxuraan laa jàng man jànguma tubaab alxuraan laa jàng ci daara ji laa nekkoon ni xale yi daan def noonu laa daan def yalwaan naa taxan naa tey damaa jël xale yi remplacer leen sama bopp ngir waxal leen kon tabaarakallaahu sëñ Talla xale yi laay waxal donte waxal nañ seen bopp waaye li may wax mooy gën a joti li nga xam ne tabaarakallaahu moom la xale yi di wax su ma waxalee xale yi ba pare dinaa waxal sama nawle yii nga xam ne ñoom laa àndal ñu ay sëñ daara ñu ànd nag àndu gor ak nawle àndu ñu ngir naxante ak ñoom àndu gor ak nawle lañ ànd ak ñoom moo tax fépp fu ñu leen woo ak condition yu ñu leen mën a wooyee dinañ ñu fekk si parce que noonu lañ àndee ak ñoom kon ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di ñaanal ak yàlla ndongo yi nga xam ne ñoom la leen yàlla dégg seeni kilifa am ci yéen yaakaar it jox leen ngeen def ci ñoom xam-xam xarf bu ngeen def ci ñoom yàlla barkeel li ngeen di daj ñun xam nañ ko bu baax tabaarakallaahu yàlla jàppale leen ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bépp sëriñu daara bu fi teew rek xam nañu lan moo tax nga teew tey ajjuma la ñii dañuy jiite ji ay juma ñii dañuy bayaan waaye loolu lépp tabaarakallaahu xajal nañ ko seen programme ngir sargalante ak yéen saafante ak yéen te yàlla rek tax xale yi rek tax alxuraan rek tax kon monsieur le maire ñu ngi lay feddali loolu suñu diggante ak yow xale yi nag tabaarakallaahu comme ni ma leen ko daan waxee saa su lu mel ni aman wax ma sa ndawi tey ma wax la sa magi ëllëg xale yii tey ñoom la ñu yaakaar ëllëg ci ay jikko yu rafet ñoom la ñu yaakaar ëllëg ci alxuraan ji nga xam ne moom la seen daara yi di transféré di ko def seen dënn yi ñoom lañ ci yaakaar ngir bu ëllëgee ñu am jikko yu rafet yi mën taawu réew mi kon tabaarakallaahu kenn ku ne gis na réew mi li fi xew ci ay yàqu-yàqu ci yu kenn xamul waaye nag jàpp nañu ne njaboot gii nga xam ne ñoom la ñu yàlla boole ñu war a def ñoom ay valeur su seen ay jotee dinañ taawu réew mi ci ay jikko yu rafet kon monsieur le maire ngeen jàpp nañ ci loolu bu baax donte yéen a ngi ci waaye dimbal du doy yàlla rek moo soxla ko dimbali mais doomu aadama ku ne ba ci yow mi nga xam ne yaay meeru Thiès am na loo xam ne soo ko bëggee ci mairie bii di nga génn dem bitim réew tàllal fa loxo tabaarakallaahu ñi nga xam ne jàpp nga ni ñoo la tane ci koom ngir ñu jàppale ci région bii kon ñu nit noonu lañ lay tàllale loxo nga jàppale suñu ndongo daara yi nga xam ne avenir réew mi ëllëg tabaarakallaahu seen loxo la tege kon ñu ngi lay santaat bu baax xam nañ sa détermination ak sa engagement ci wàllu xale ci wàllu daara ni nga ko amee noonu la ko sa partenaires yi amee muy waa Thiaïfane waa Kajoor Jànqeen ak ñi nga xam ne ñooy waa mission intersénégal kon ñu ngi xale yi daal seen plaidoyer loolu la woon wax nañ ko nga dégg nee nañu ñoom ñooy avenir réew mi ëllëg kon nag ki la war a taawul sam réew ëllëg war nga koo mën a jàppale ba mu tegu ci yoon woo xam ne tabaarakallaahu yoon wu yaakaaru lay doon kon ñu ngi lay tàllal loxo ci wàllu woowu tabaarakallaahu li nga xam ne war nga koo jotal say kilifa ci wàllu woowu tabaarakallaahu message bi benn rek la xale yi bëgg nañ ko leen jàppale yéen a ngi ci am ngeen programme boo xam ne tabaarakallaahu xam nañ ci dara waaye yal na yàlla tottal ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xale yi daal loolu moo doonoon li nga xam ne moom lañ bëggoon a wax jëmee ko ci monsieur le maire li nga xam ne nag moom mooy tawatu sëriñi daara yi mooy monsieur le maire nga jàppale leen parce que ñu ci bëree bëri tey dañ leen a abal fu ñu dëkk
loolu yàgg naa ko wax naa ko miraaran ay yoon jombul nag yàlla da koo sottalagul te jàpp naa ne mi ngi ci yoon bi ñu ci ëpp ci ñoom ci ay néeg ci ay kër yu yeggul la ñu dëkk te fa la ñu dëkkal njaboot gi nga xam ne aveniru réew mi ci ñoom la aju ëllëg ñi ngi yalwaan yi gënalu leen yalwaan ji sëñ daara yi di yalwaan loo xale yi gënalu leen suñu gisoon lu ko tane yalwaan ji wallahi alazim man waxtaan naa ci ak sëñ daara yoo xam ne monsieur le maire nee nañu ku ma jàppale fa ma jógee amul ndox amul ndox amuñu lu ñu mën a dundee ku ma jàppale ci ndox ak jiw man transféré sama daara tabarakallah dellu fa nga xam ne fa laa jóge woon kon programme yi nga xam ne yéen a ngi koy tëral ñu nit am nañ ci ay xalaat yu yaatoo yaatu kon tabarakallah xaw ma assise lañ koy def xaw ma lu ñu koy def fii ci région wu Thiès mais nañ leen xool ban forme lañ koy organiser ba trouver ci ay solution ñun fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal bureau régional bu Thiès pare nañu pour def rencontre boobu ak yéen tabarakallah te ok monsieur le maire nee na du doon assise waaye taxaw lay doon ci tànk yi taxaw ci taalibe yi lay doon kon ñi nga xam ne ñooy suñuy nawle tabarakallahu jóge ci yeneen dëkk ñëw wéttali si ñu fii wéttalewuñu ay ak caay-caay wéttalewuñu def lu bon mais lan la ñuy wéttalee kalaamullah muy alquranul karim kon ñoom dañ leen waroon a fay ci wéttali gi ñuy wéttali ngir turu suñu borom bi subhanahu wa taala bi ñu tudd muy jolle ci suñu koñ kon ñun dañ leen waroon a fay parce que dañ ñoo gane si ak teraanga joo xam ne suñu borom la jóge kon ñu ngi joxe seen njàmbat seen bëgg-bëgg ci ngeen jàppale leen pour ay partenaires yoo xam ne dañuy tabax ay logements sociaux ñu dimb ay logements sociaux am na logement yoo xam ne dina yemamaay ba ngeen mën koo jël may ko sëriñu daara bi tabarakallahu wala bu cay contribuer lam cay contribuer dafay doon contribution symbolique mais doon contribution boo xam ne moom da ko attan xaw ma fu ngeen mën a jël ay partenaires mais jëm leen utal ay partenaires yoo xam ne dinañu tabax ay logements sociaux ci jamono yi Abdoulaye Wade defoon na ko te waxoon na ko ay logements sociaux may ko ay nit kon loolu nekkul lu impossible lu possible la kon ñu ngi leen lancer appel boobu nga jàpp lañ ci bu baax ñi nga xam ne it yàlla may na leen ay moyens tuuti te amuñu terrain boo xam ne la ñu yor mën nañ ko faa def ngeen jàppale leen ci lotissement yi nga xam ne su ngeen daggee ay terrain nekkat lii wàllu sëñ daara yi la teg ko ci loxol gouverneur wala ngeen teg ko ci loxol préfet wala yéen ngeen teg ko ci seen loxo yi seen bopp seen commission technique teg ay critères yoo xam ne su ko nit ki remplir tabarakallah ngeen jox ko terrain bi su fekkee ne am na lu mu fa def ci ñaari néeg mu def ko fa nekk fa ak daaraam nekk fa ci condition yoo xam ne mooy condition yi ko gënal loolu daal plaidoyer la boo xam ne sëñ daara yi neewoon nañu suñu jàkkaarloo ak monsieur le maire bu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy jàppale daara ñu wax leen ko waaye ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ci partenariat bi yaa di ñaan yàlla itam ak mu jot yàlla ñu ko fiy def di ko fi def ay at yu bëree bëri ñu dem ba ñun ñëpp ñu màggat di ko fi def dem ba xale yi awuñu ci ñu ngi santaat yàlla bu baax di gërëm bépp sëñ daara tabarakallah boo xam ne teew nga fi di ñaan yàlla bu ndaw suñu mujjub daje yàlla bu ndaw suñu mujjub fin avril yàlla def ci Sénégal jàmm yàlla def ci Thiès jàmm tabarakallah def ko mu nekk région bi nga xam ne mooy région bi gën ci région yi ci Sénégal nekk région boo xam ne région pilote lay doon ci Sénégal lu waay di seet su ko ut siwul Thiès du ko am yàlla defal ñu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu ñëpp ñu teew ci bërëb bi tey jii di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire c'est Talla Sylla di la sant ci dalal bi ñu dalal tey jii ci bërëb bi yàgg nga koo def damay faral di wax ne ñun on a le maire le plus accessible du Sénégal macha allah CDP à chaque fois que mu woote suñ gestoo gis nga suñu wet mu taxaw ci tamit ay tànk ak ay jéego yu bare ngir mën a protéger xale protéger ak yelleef xale ñu ngi lay gërëm monsieur le maire di teg ci nuyoo bi monsieur le PCA de la fédération Kajoor Diampène monsieur Sy Kane ñu ngi lay nuyu bu baax le manager de la fédération monsieur Aliou Dieng ñu ngi lay nuyu yow tamit di la wax dalal ak jàmm
gannaaw bi la yàlla takkalee ndombo yi mu la takkal muy manager ñu ngi lay ñaan yal na la ko yàlla téyeel fépp foo bëgg a jëmee fédération Kajoor Jànqeen ak xale yal na la si yàlla jàppale darajay Muhammad di nuyu tamit ñëpp ñoo xam ne ñoo nekk fédération Kajoor Jànqeen bàyyi ma kenn kaw ba ci suuf di jottali tamit nuyoo monsieur le préfet ndax ni ko manager waxee keroog bañ demee bureau daf ne woon tey dina fexe ba teew fi dem moo woo ko mu ne ma bu subaa nag ma woo ñu coordonné mais bi ma ko wooyee ci suba mu ne ma dafa am réunion ak commandement mais ngoon incha allah dina def lu ne pour bokk ci tournée bi ñuy def caravane bi donc 15h30 la ma wax 15h30 incha allah ma teew fi nag ak le CDPE ni ñu ko waxee gannaaw bi ma fi teewalee préfet dama fi teewal le CDPE muy le comité départemental pour la protection de l'enfant préfet mooy président am na ko wax le développement communautaire mooy point focal institutionnel fédération Kajoor Jànqeen nekk point focal société civile ma ànd nag ak sama ay naataango ñu ngi ci gannaaw Pape Alioune Tall moom mooy le point focal enfance ci bureau ba mu ngi sama gannaaw ak Bouba Diop defe naa duma leen ko présenté coordonnateur CONAF monsieur Demba Diop moom moo yore ONG bu ñuy wax nakaat sax dimbale ma ci kii ah club UNESCO donc jërëjëf Manda aussi dégg naa mi ngi fi gisuma ko Amidou bu ayee moom mi ngi fi Bekay Sidibé bu Asarteer tam mi ngi fi du ñu jàppale lool ci wàllu santé taalibe yi ñu koy gërëm tey buñ taxawee fii ak taalibe yi il faut que ma wax ko duma fàtte ci nuyoo yi monsieur le directeur de la protection de l'enfant monsieur Alioune Sarr ñu koy gërëm di ko sant ci teewaayam ndax mënoon na ne am na ngan ndax ndomboom vraiment mayetu ko yenn yi surtout temps yi nga xam ne nee na ñu ngi ci retrait des enfants de la rue ca Dakar dinaa dégg ngeen ko maanaam xale yi ci mbedd mi lañuy retiré di leen yóbbu di am fu ñu leen di teg donc bu ñëwul woon tey dinañ ko comprendre mais gëdd gum jox protection de l'enfant moo tax mu fexe ba teew fi tey donc ñu koy gërëm di ko sant di ñaan ndomb yooyu ko yàlla tey yàlla na ko yàlla sàmmal boppam ci darajay Muhammad ndax bu amee réussite rek Thiès am na réussite parce que c'est un pur produit de Thiès donc ñu ko ñaanal jàmm ak salaam tey nag liñ fi tax a teew mooy la journée du talibé le 20 avril bu nekk ñu di ko féete may wax ne rek defuñu lu dul saafara loo xam ne nii damay wax ne injustice la ndax buñ jëlee le 16 juin di féete l'enfant africain te xale yii nii bokkuñu ci dama defe ne le 20 avril buñ ko jëlee ne dañ koy féete lu jaadu la ndax benn ci pilier SNPE ci mooy protection de l'enfant te ci biir loolu mu am ay principe la non discrimination maanaam fexe ba xale yëpp du am bot di compter ñoom ñëpp nekk benn donc le droit au loisir dafa di loo xam ne ñoom ñëpp a ko war a bokk donc tey lii ñuy def fii tey woo leen boole leen fii waxtaan ak ñoom bàyyi leen ñu jël kàddu wax seeni mbëbët jox leen kàddu ñu ñibbi defe naa ni lu am solo la te li mu ci gën a neex mooy ñëwaluñ suñu bopp seen bopp ñoom dañoo ànd ak ay sëriñ daara ma ciy profité di sant oustaz Mbaye ak mboolem sëriñ daara yi nga xam ne ñoo leen gunge tette leen encadré leen donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaax rek ñi fi teew ñëpp ñu góorgóorlu ci protection xale yi sécurité xale yi ndax xale yi nga xam ne moom lañuy sàcc du xale yoo xam ne dañ leen fekk seen biir kër sàcc leen ca mbedd ma lañ leen jële donc ñuy góorgóorlu ci protection bi fexe ba xale yi fu ñu mën di nekk fu ne
waxuma nag policier bu ne ñu jël xale bu ne teg policier ci gannaawam mais protection bi sécurité bi ñu gën koo yaatal ba xale bi fu mu nekk am xel mu dal waajuram am xel mu dal ñëpp am xel mu dal. Assalamualaikum
askan bi maa leen di nuyu maa ngi tudd Alioune Dieng nekk manager de la fédération Kajoor Jànkeen lépp luy waral ci wàllu technique bi fédération bi di doxal ñu sekk ko ak ñi nga xam ne mooy communauté yi ñun ñooy bras communauté bi le bras technique bi nga xam ne ñoo nekk fédération Kajoor Jànkeen. waa jërëjëf tey dañu fi daje pour fêter li nga xam ne moom mooy journée du talibé journée du talibé nag bu ñu koy wax. dañu naan dañoo am benn bis buñ ko jagleel muy 20 avril ñëpp xam nañ ko waaye xale yi bis bu ne seen journée la ndax ay xale lañu te xale ku ko xam ni dañu ko war a aar xale la tax ñu war ko aar mooy dafa fragile waaye tamit pour aar xale il faut ñu am ci loo xamee ne que ni moom la ñuy sukkandi pour mën ko xaar ku xamul ak yelleefu xale doo ko mën a aar loolu mooy li nga xamee ne que ni tey daje nañ fi pour symboliser ko bi ñu fi dajee pour symboliser ko dafay wane ni bis bu ne war nañuy jug ci li nga xam ne moom mooy xale léegi wax naa ko ni ñun ça fait des années ñu nekk ak association nationale des maîtres coraniques Serigne Daara di liggéey ak ñoom ci ak yelleefu doomu taalibe yi maanaam bu ñuy wax taalibe yi dafa nekk taalibe yi nit lañu. ay xale lañu waaye dafa am ci cadre bu ñu ne cadre ba ñu ne mooy cadre bi nga xamee ne que ni mooy ba ñuy jàngee muy daara ya te daara ya ña ko yor mooy ñi nga xamee ne que mooy sëriñ daara yi kon ma waxoon ne ñett am na benn bi njëkk bi mooy ñu waxtaan ak li nga xamee ne que moom mooy sëriñ daara yi bu ñuy wax ak ñoom dañ leen wax ne leen dañoo am ay xale ñu nekk fa ñu war a xool condition yoon la xale yi war a nekkee naam xam nañ ni sax yalwaan dafa doon loo xamee ne que ni moom benn aspect la ci daara ndax jaar nañ ci waaye ñu jëm ko ñoŋal ba wàññi temps bi nga xamee ne moom la taalibe yi di def pour yalwaan bi nga xam ne ci biti mun dinañu lutter pour jëm ci loolu. beneen lutte bi ñuy lutter jàpp ànd koog sëriñ daara yi toujours ak yëpp association ci ne mooy nan la ñuy fexe ba cadre de vie wu xale bi mu leer ko ni fi muy tëdd fi muy jàngee fi nga xamee ne que ne moom la war a foowee dafay nekk un cadre décent bu méngoog. cadre bi nga xam ne moom la suñuy doom yi nekk loolu la ñuy lutter bisu ne beneen bi mooy sëriñ daara yi buñ leen tegee ci yoon waxtaan ak ñoom ñu àndandoo mën a xam li nga xam ne que moom mooy conditions yi niñ koy améliorer ñoom aussi dinañu taxaw pour mën a doxal loolu nga xam ne que ni moom mooy amélioration condition de vie yi nga xam ne mooy taalibe ci biir daara ji ci njàng mi ak li nga xam ne que ni moom mooy mbedd mi. beneen pàcc bi dama koy faral di ko wax ñun askan wi ñun communauté yi ku ci ne. waroon na xam ni da ngay jël li ñuy tuddee benn ndeyu daara mais ndeyu daara boobu boo ko doonee mën nga assister benn daara dina am lu muy contribuer ci li nga xam ne que mooy condition d'existence yi nga xam ne moom mooy taalibe yi. ba ñun nga xam ne ñun ñooy communauté yi añ cee am part de responsabilité bu yaatu ndax di nga ci gis taalibe bu dugg ci kër war a dem yalwaani au lieu que nga yalwaan ko da nga koy liggéeyloo balaa nga koy yalwaan tegal pot bi fii ma yónni la tegal pot bi fii man ma yóbbu ko fi nga xamee ne que ni defal ma lii defal ma laa baleel ma daal di yëkkati as tuut dox ko kon forme exploitation xale la ñun ñëpp askan war nañ ko bàyyi. troisième bi mooy ñu dem ci li nga xam ne rek mooy condition xale yi dañoo am ak yelleef xale yi mën nañu exprimer wu thème bi ñu jël tey mooy les enfants les talibés vous parlent talibé yi nga xam ne ñoom la ñu wax ni ñoom ñooy wax tey ñoo am bés bi choisir nañ ci lu ëpp fukki taalibe dinañu wax ak ñoom ñu wax seen i mébét ñoom ñu wax seen i ñaxtu wax li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne bu ñu leen ko defalee dinañ jëm kanam muy ci njàng mi muy ci li nga xam ne mooy nekkin bi ci wàllu yalwaan bi yooyu yëpp bu ñu ko dajalee bu ñu paree nag dañoo bëgg nag tàllalaat loxo sëriñ daara yi ak organisation yi ñu toog waxtaan taalibe yi am ci seen wàll ñu tëral benn plan d'action boo xamee ne que incha allah balaa déwén bu neexee yàlla muy autorité yi ñii ñëw liñ ci bëgg dinañu dem jox leen ñu wax mais monsieur le maire wax na ko léegi jël na ay engagement ñun Kajoor Jànkeen ku ñu xam en matière de protection des enfants xam nga ni taalibe yi de suñu ginnaaw parce que tey am na 18 daara yi fi ñëw symbole mais la cartographie des daara bu ñu jëlee suñu benn association ci 12 yi ëppal na lu ëpp 20 daara yi fa ne kon pour ñu régler ko ñun xam nañ ni bu ñu waxee li nga xam ne mooy chef de quartier yi bépp daara buy implanté wu ci benn gox boo xamee ne que ni dafa ñëw di samp chef de quartier bi war na xam mooy kan
chef de quartier bi war na xam fu mu jógee war na xam ndongo ya nan la ko def ba am ñoom dinañu dimbali parce que ñoom bokk nañ ci suñu comité de protection yi nga xam ne dañ ko tëral mais bokk nañu aussi ci li nga xam ne moom mooy cadre du CDPE suñu ko defee dinañu am benn orientation boo xam ne moo ñuy permettre ñu xam ñaata daara ñoo fi ne mën a distinguer ñuy topp xale yi di taxawàllu ci mbedd mi ak taalibe yi nga xam ne dañuy dox di yalwaan te taalibe yooyu ñun constaté nañu ci suñuy étude que bu heure jàng jotee bu taale bii ñuy yalwaan nekkee fukk juróom-ñett ya bu fekkee ni dañoo dem jàngiwaat parce que sëriñ daara ba jox na leen heure bi ñuy wëlbatiku ñaar ña wala ñett ña dañuy continuer dem di taxawaalu ñu tuddee leen ay taalibe naam sax fekk boobu ay xale yoo xam ne newuñu ci daara loolu bu ñu ko structuré dinañu permettre loo xamee ne que ni daara yëpp dinañu am mainmise xam nañ dinañu am li nga xam ne moom mooy liste bi parce que bu leen fàtte ni ñun ak suñu benn partenaire Tom Choose à travers Child Fund joxoon nañu benn ndimbal ba mooy taalibe bu mu mënti ne élève fu mu mën a ne ci biir ñu jox la ay dàll yoo xam ne war nga ko mën a sol am nañu liste yi am nañu ay daara yi nga xam ne que ñoom la ñu nangu ñu jël tey tudd leen ay daara partenaire di liggéey ñoom mais wax naa ni tey ibbi nañ ko ci ñëpp dinañu consulter ñëpp parce que sax bu ñu jaaree ci fédération des sëriñ daara rek laal nañ ñëpp mais dañoo bëgg ñeneen ñi aussi ñoo participer muy sensibilisation muy activité yu mujj yi nga xam ne tëraloon nañ ko muy formation psychosociale sur la protection des enfants daara yi nan la war a mën a ne parce que sëriñ daara yi aussi defe naa ne képp kuñ ci woo pour dimbali la pour sa daara ñoŋ yow sa bopp doo ko bañ waxu ndox wax na ko léegi ne am na ay sëriñ daara nee na bu ñu leen dimbalee pour ñu gasal leen teen dinañu dellu fa ñu jugee wala ñu jox leen jiw ñun aussi ñu ngi leen xaar ci loolu ñu proposition yooyu ñu toog mën ko xayma doxal ko ñi nga xamee ne que ni moom moo ñuy permettre ñu atteindre suñu objectif de protection de l'enfant loolu laa amoon ci li may wax tey ci bis bi ñu ngi sant suñu ndaaronge sëriñ daara di jaajëfal ki nga xamee ne que moom mooy fédération Kajoor Jànkel parce que moo tax lii am ak ñim ci àndal muy waa CDPE ñu lutter contre la protection de l'enfant mais am na loo xam ne aussi duñ ko bàyyi Kajoor Jànkel li may wax mooy bu mënee tey li muy def am ay financement def ko jaaree ci li ñuy wax mooy ñi nga xamee ne que ni moom mooy Child Fund moom mooy partenaire stratégique barki démb damay profité di ko wax jox nañ ni 90 vélo yoo xam ne que xale yi fa ñuy jàngee seen école ak li nga xam ne mooy village ba ñu dëkk ëpp na 7 kilomètres ñooñu lañ ko jox ba ñuy defee aussi li nga xam ne mooy distribution bi ñëwaat nañ ñu annoncé ne dinañu joxaat lu mat 120 vélo pour que ñu jéem a dimbali xale yu mel noonu mais bu fekkee ni aussi daf ci am yeneen ni ndongal daara ci ay bëgg-bëgg yu ñu am pour li nga xam ne mooy cadre de vie ndongo yi ñun aussi taxaw nañu dinañ ci ànd ak Child Fund développer ay stratégie mettre li nga xam ne mooy focus bi ci les fonds nécessaires pour que daara yooyu bu ëllëgee bu ñuy tase incha allah ñu am avancement bu baax a baax a baax loolu laa amoon li nga xam ne que ni maa ngi koy jaajëfal ci bisu taalibe may wax nag ni fi may tëjee mooy tey bisu taalibe yi te taalibe yooyu nañu waxante dëgg ñoom moom bis bi kon ñoom dinañu ñëw fii mu ñu mat lu mat juróom-ñaar wala juróom-ñett parce que ñaar wax nañ ci biir salle bi ñëpp mënuñu foona ñoom aussi ñu cultiver sax ngoon dañu ànd ak préfet les autorités wax naa ko maire léegi dafay soog a jóge voyage mais nee na dina topp parce que tey jii dinañ def caravane pour ay daara mais yamu fi dafa am yeneen bis yoo xam ne planifié nañ ko dinañu ànd ak ñoom daal di defal li nga xam ne que mooy dem ci daara yi nemes leen déglu leen pour que ñu mën a recueillir quelques informations soog leen di invité ci table de concertation ñu mën ci wax lu baax. Khatri Diagne laa tudd di président association sàmm wareefu xale yi bi nga xamante ni benn la ci association yi fédération Kajoor Jànkeen polarisé. bon en fait est-ce que sàmm wareefu xale yi moo waral est-ce que du journée nationale du talibé moo waral ñun ñu am sàmm wareefu xale yi donc je crois que c'est le contraire parce que ce que l'humanité a de plus précieux li nga xamante ni moom la àdduna yor ci lu gën a précieux te malheureusement au Sénégal xamuñu ko mooy xale. donc xale yi ñoom ñoo ñu plier à leur exigence ba tax ñun ñu ut association boo xamante ni dañuy topp ci seen yelleef seen i droit ak seen i devoir pour que vraiment ñu retrouver li nga xamante ni moom la xale moom. waaw xam nga en fait tubaab dafa am lu mu wax dafa ni xale yi mu tudde leen l'humanité en fleur donc humanité su fekkee ni dafa nekk en fleur la muy doon ëllëg. mi ngi dépendre ci nan lañ ko yore tey donc yelleefu xale yooyu noonu da di loo xamante ni ñun mag ñi dañ koo war a sàmm parce que ñoom ñoo ko moom boo xoolee xale bi na nga ko yore rek dafa mel ni grain boo ji
terrain ba boo ko préparé wul grain bi boo ko sélectionné wul soo ko jiwee la nga def ci suuf si rek la lay delloo donc xale dafa am ay yelleef yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla dañ ko war a delloo mooy nga protéger ko ci mbirum santeem nga protéger ko ci mbirum dundam nourriture am nga protéger ko ci mbirum environnement am nga protéger ko ci mbirum jàngam nga protéger ko ci mbirum devenir am donc yooyu yëpp ay protection la yoo xamante ni wàll ak yelleefu xale yi la donc loolu lépp da di ay yelleef yoo xamante ni xale bi da koo war a yor te malheureusement nit ñi duñ ko sàmm aussi constat bi ñu def mooy nit ñi toujours da ngaa yaakaar ni la nga jure ca taabal jam moom nga jur non 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 ñun ay éducateur man mii di wax ak yow jàngalekat laa donc xale bi nekk ci mbedd mi su fekkee ni da nga koo xoole bëtu ki nga xamante ni moom nga jur rek lépp loo defal sa doom di nga ko defal lépp lu koy gaañ di nga ko randalal lépp loo xamante ni day tax suba mu doon quelqu'un di nga ci jàpp parce que souvent dañuy wax xale tuddul gune ku nekk la tudd mën na doon ku nekk donc loolu moo war a tax ñun dañoo war a bay suñu wàll pour que lii nga xamante ni mooy progéniture bi di xale yi ñoom ñu mën a retrouver li nga xamante ni moom la ñu moom yàq ak yelleef